Jafka mad marble music. 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 Yo man, aslakum, Knall Row. Yeah man, you are welcome. Yeah man, ci seen émission Cafka Mbedd. Yeah man, présenté par votre cher ami frère Kopo Row. Yeah man, ñu ngi Kébé everybody, black and white, left and right, ci wag ba ci fuus yaa xam nga nekk jàmbaar wala ngay yaafuus nga dëkk ci étage wala nga dëkk ci puquus yaa ma gën a nëw ba sax kii sangu ci douche ak ki toog ci banc de touche real shit lañ lay touche all day anytime ci seen émission rubrique Cafka Mbedd ngat comme ruuf dara du sedd yo man amaat kontante amaat mbégte you know teewaat fii represent hip hop represent sunu culture you know am fii benn grand boo xamante ne old school la new school la affaire bu grave you know mu tudd Kijib Kajab yeewaan c'est Kijib Kajab mu nekk benn grand boo xamante ne kenn dootu ko présenté au niveau de Mbour sur le hip hop mbourois donc ñëpp xam nañ ko teg na fi ay jéego donc jékki-jékki rek c'est kenn gisatu ko mais loolu noonu yëpp right now nga koy am ci Cafka Mbedd yow ma gën a nëw mais ay grand Kijib ñu ngi Kébé waaw. ñu ngi delloo ci yow man maa ngi lay bëggee. yes di rafetlu aussi initiative bu nice bi. ay di bëggee équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw. yow man bu mu ci ayib ñoom kii la ak sama yeneen réew ñu ko si yëpp. ay maa leen di bëggee quoi di siyaare gars yëpp ak internautes yi nga xam ne war nañ seetaan affaire bi. yow man big respect. yow man give thanks dalal jàmm yaa ngi ci biir xam nga Cafka Mbedd ci mbaar mi music you know yeah mais grand dañ la doon gis ci hip hop bi mais jékki-jékki rek nga seey kenn gisatu la nu mu demee noonu. mais xam nga hip hop moom yaatu na quoi. li nga kër la rek. grand bi peut-être dañ ko doon gis ci salle bi nga xam ne moom mooy comme suñ koy xayma ne mooy doon rap. wala ñëpp après ñuy daje quoi. mais grand bi mu ngi ci yeneen néeg yi. ok ceene fa. maanaam maa ngi ci animation bi. di ko fa teewal à la place taxaw concert rap. comme j'ai fait 26 ans de hip hop depuis 94 ba léegi maa ngi ci fekk ci lu bari tamit nekk ci ba benn moment. da ngay dem ba nga xamante ni nag da nga naan xaaral léegi ma jël choix ma doon combiner ñaar yëpp muy animation bi ak rap bi mais damaa dem ba ci biir nag ma ne leen bàyyi ma def animation bi kese quoi parce que am na yeneen relève yi nga xam ne génn nañu ba ñu génnee nag da nga mën naa ni benn côté bi may leen chance ñu dem la beneen côté bi mooy affaire bi waxul dëgg. ah bon voilà hip hop moo waxul dëgg quoi. hip hop moo waxul dëgg tey fii hip hop bi amel na ñu bari bor. waaye nu mu demee noonu. bor bi mooy que ni ñuy def real hip hop. yes. ñooñu tey suñu gisee hip hop am nañ droit poñe ko. ne ko fay ma. ndaxte dañ koo liggéey loo xam ne fayu leen. dafa mel ni entreprise rek am ñoo xam ay feñaa lañu. am na ñoo xam ñu ngi liggéey bu baax ay liggéeykat lañu. mais soo xool dañoo jël ñi nga xam ne feñaa lañu. di leen fay liggéeykat yi ñu teg leen à côté quoi. ok donc su ma la déggee tu veux dire que hip hop Galsen donc ñiy def rap bu baax. fay ñu leen quoi. voilà fay ñu leen soo waxee ñu ne la ay da nga war a ànd ak jamono ji da nga war a def lii mais man hip hop pour man bañ ciy dugg ñun ñëpp ku ci nekk xam na ni hip hop engagement la. xam nga engagement nga ci duggee woon te fii dañu xamante dëgg gaa yi ci dugg yëpp xam nañ ni duggee wuñ ci woon xaalis. dañuy dem ba ci biir xaalis dab leen loolu day am ndax hip hop dama nekk musique woon culture la ba pare man jaamu yàlla la quoi dañ ci war a jaamu yàlla moo war a jiitu quoi après li la ciy fekk la ci quoi dëgg la nag lépp looy def yaa ngi ci séntu dara ndax loo demee studio da ngay fay xam nga li ngay sol da ngay fay xam nga lépp da nga koy fay sincèrement mais tamit bul xool loolu quoi parce que musique la bu wuteeg yeneen musique yi quoi moom du salsa du mbalax moom ak reggae ñoo bokk benn famille te bu doon gang la ñoom ñaar ñoo bokk gang xam nga fii ñëpp mënuñoo ànd fii koñ bi tey wala sa koñ bi tey lu muy yaatu ak loo fi siiw am na ñoo xam ne xamuñu voilà noonu la demee léegi nag mbir tamit day mbir la boo xamante ni yow soo ci nekkee da ngay seet ñi nga mën a nekk nga nekk ak ñoom ngeen ne ah ñun kat lii lañ ci choisir am na ñoo xamante ni nag dañoo taxaw ne ñoom dañ ciy wut koppar presque mooy ñu mujjee ñëw. di commercer hip hop bi quoi. voilà di ko commercer di ci wut koppar ñu mujjee ñëw am na nooy mujjee ñëw sax man dinaa la d'accord sax
ndax ku ci nekk am na ñoo ñëpp yamuñu mënoo juger ndoo ñëpp à la fois quoi parce que tey ñoo ñëpp matandoo ñëpp ci benn sac quoi. voilà si benn sac tey dina am ñoo xam ne yow Koparo dinañ def erreur mais soo leen xoolee da nga naan kii erreur bi mën naa ko jéggal mais am na ñoo xam suñu defee erreur doo leen ko jéggal ndax da ngay gis tayeef la voilà loolu tam dafa am ci hip hop bi am na boo yoo xam ne suñu defee la man mën naa leen ko jéggal man ki di kajab quoi dama part su may wax sama bopp mais am na ñoo xam ne du ma leen ko jéggal ndax xam nañu nu mu demee dafa ñu jënd jàppale ñu bëri dañuy def maa tay quoi. dañuy def yëfu maa tay ñu bëri dañoo clignoté droite jaar de gauche bëri na ci quoi. xam nga xaalis c'est bien beau neex na mais dignement tamit quoi. da nga war a teewal sa askan te suñu waxantee raayit ma ne tey la problème yi ëpp coow la fi nekk rek. mais tey la kaas gën a war a am. ndax tey la jalgati ëpp. tey la ñuy rey tey si dëkk bi di am ay rey ay. mais tey jii nii yow grand tey boo doon joxoñ baaraam peut-être kenn pour citer rek quoi nga bañ a citer ñëpp quoi. pour ñiy xaw a yàq rab bi. wala ñi nga xam ne ñu ngi fayee ko ci rab bi tey jii te mérité wuñu ko tey kan nga ñu doon citer par exemple quoi. non c'est que dañu bari nañu xam nga mun ma toog fii ne da ngay citer mais damay joxe exemple tey di nga am say njaboot. dina bon trop dina am koo xamante ni maanaam mooy dañ naan saraxu kër gi la. waaw nañu waxante dëgg mais du tee si famille bi lay bokk. deret la mënoo ko fa génnee. exemple la quoi kajab bii ma bu sew xam nga. mais da nga koy xool di ko jéppi. nga koy ciibatu di ko mere te doo ci mën dara ndax ci famille bi la bokk. voilà moom mooy kenn mënu ci génnee kenn. li nga mën rek mooy taxaw wax boobu rek ngay mën. te man à la place daf fi may liyoobee maanaam rajo ñëpp bu fekkee yoon na gars yi xamante ni seetaan nañu lii dañu xam ma man Kidjib Kadiom xam nañ sama làmmiñ bi damul sama boos si wax raaj ndax du ay ragal nit kii dañuy jaamu yàlla ku taxaw ne damay jaamu yàlla. yow waroo ragal da nga koy jaamoo yàlla quoi. dama koy jaamoo yàlla man ba ma demee bay rab ba xam ne lii nii li taxoon ma doon lëlu sama néeg ay 4 heures du matin may jóg teg sama big ak feuille di bind di xelalaate di yeete di xelalaate man moo nekkoon sax suñu concept yeeka xelal la ñuy tey la ñuy xelal moo ñu dugal ci rab su ma tegee sama cahier dama ciy fexe xelal ak yee maanaam teg rim sax lay doon su ma tegee sama cahier dama ciy fexe xelal ak yee cahier bi waaw cahier bi day ñëwaat waaw moom moo nekkoon concept yi maa ngi bigal sama benn wéel na foo ji la kii ñoo rabandoo suñu groupe tudd dee ci rab maanaam ñun dañu ñëw rek dee ci rab waaw loolu suñu groupe tuddoon quoi dee ci rab ñun ba ñuy débuté ba ñu dee ci rab kon dee nañ ci loo dee na xoolal amatoo ci yëg-yëg amatoo ku lay wax na amatoo dara xoolal da nga ciy dem à fond quoi bañ demee di bind nag di bind di yee di sonal suñu maayen ñu dem ko ci biir si affaire am tournure bi nga xamante ni vraiment lu waay neex def affaire yi amatul loi amatul concept surtout. ok foofu nag laa bëggoon a ñëw quoi hip hop philosophie. hip hop concept. hip hop rhyme. hip hop engagement. yow mi dund old school parce que nee nga ma léegi 20 ans def nga ko ci hip hop. 26 ans waaw yow kii nga ci hip hop donc old school ak new school. yow loo ci jàng tey jii nii quoi qu'est-ce qui manque quoi qu'est-ce qu'il y a quoi c'est quoi le problème en fait. non problème bi moom mooy ñàkk concept da ciy gën moom mooy la base des choses concept mu ngi mel ni tey constitution kenn waru koo jalgati. concept noonu la mel soo demee ba jaaxle si bu dee réew la si constitution bi ngay dem nga xool nga sukkandiku foofu pour avancer. tey suñu yoon te yàlla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom ba muy dem alxuraan la ñu dénk. soo leen jaaxlee kii dellu leen ci alxuraan ngeen xool fa. loolu yëpp ay jàngat la. mais concept mooy li nga xam ne soo leen demee nga bokk groupe. nga dem ba nga xam ne am na kuy jalgati affaire yooyu nga ne ko booy li ngay def ni du lii de ñun waxante wuñ ma lii lañ wax maanaam mooy concept bii la ñuy demee. concept boobu nag tant que gars yi respecté wuñ ko moom mooy li nga xam ne laisser aller day am lu waaye neex les concepts boobu moo doon téye nit ki mu resté réel. Rester real quoi nga rester real ba keroog yow ngay bàyyi doo wàcc sa concept quoi loolu nag moo amatul léegi dañu ne hip hop business dañu war a am xaalis kenn bañu ko man Kidjib Kadiom bañu ma ko de wax dëgg yàlla bañoo ko kenn bañu ko mais c'est que musique bi ñu taamu
waxuñu bul ci am xaalis mais waroo ci jiital xaalis ndax musique bi rap moo demee noonu parce que rap vraiment moom moo war a kaasal askan wi mais tey kaasal boobu sincèrement parler néew na war du ma ne amul nag mais dafa néew te tey li ma waxoon sànq tey le problème yi ëpp gars yi yëpp tey rappeur da nga koy gis rek ñamee ko mais bu yàgg ba soo ñëwoon concert ba ay rappeurs yi def gang njaab suñ njaabee di ñëw rek da nga leen di fan sopp leen da ngay xam ne ñi ay réel ñooy dox nii xam nga suñu yéegee scène ak déplacement yeeg yooyu présence scénique dañ ko daan am mais présence scénique sax léegi amatul te rappeur xoolal rap bu yàgg da ngay téye maa ngi avancé ci public mais da ngay gis ko téye maa ngi arrière seen arrière yooyu noonu di dellu ginnaaw loolu yëpp ay gaaf pour man gaaf la gaaf xam nga nu mu demee noonu dañoo wóolootuñ seen bopp quoi. wóolootuñ seen bopp mooy diisatuñu quoi. waaw diisatuñu parce que tey autorités yi nga xam ne ñoom ñu taxaw autorités yi ñeme nañ leen ragalatuñ leen parce que ñu ngi leen di woo ci ruq di leen bokkal yow soo waay ku la abal gët moo lay wan fi ngeen xool loolu lay dil bi mais bu yàgg ba gars yi gëmul seen bopp ba pare tey te ñuy wax grand yi nga xam ne ñoo fi new ñoom ñëpp tey soo xoolee ñoom ñoo voyagé booy yu bëri mbéj la voyagé wuñu demuñu fenn dañoo xamante dëgg coow lee fi ne soo tourné dajeeg ñoom mais tey réel ñi nga xam ne ñu dégg ay traité schizo yi ñu daanaan yu yëpp xam nga ak waa gaañ bu nekkoon Salam Révolution Daba Chifaay ñoo ñëpp tey ñu ngi kaaba ñoo OM zigzag Omzo ñoo ñëpp tey ñu ngi fa xam nga ak ñoom waxuma nag ñoom Matar Kawula ñoom Iba ñeneen ña ca des ñoom Maxi Crézé ki super réel ndaanaan yooyu nga xamante ni tey hip hop ba tey foo waxee foo tuddee seen tour ñu ne gongo xam nga léegi ñu waxante dëgg ñooñu ñu tey kon affaire bi da ngay xam nga nan la mel ñundux xam nga ñundux waaw ñundux mooy tali bi nga gis tali bi su tàngee da mel ni am ndox soo demee doo fekk dara tey ñu bëri noonu la demee ay ñundux lañu rek ci game bi da ngay foone ñoo nga fa ne newuñu fa fekk newuñu fa voilà loolu la parce que dañ koy mbubboo xam nga bundatuñu ko muy tëgg comme li nga wax léegi quoi dañuy commercer hip hop bi quoi dafa dem ba hip hop bi léegi xam nga affaire de baana la quoi waaw dafay loolu lay nuru quoi soo xee c'est que ñoom fu ñuy gisee comme tey ngay tux di tere sa rakk tux grand bi day tux ba pare di ma tere tux mais grand boobu li tax mu lay tere tux parce que dafa xam li ci tux mais tey fii booy boo fi woo di ko conseil xam nga la lay wax waaye grand bi di carrière am dafay jeex mu nekk di ñu sonal c'est tout le jour loolu la mais oui parce que aussi da nga def carrière 26 ans de hip hop donc yow ci ténor yi nga bokk ci temple hip hop yi nga bokk parce que bi hip hop di door au Sénégal ben yaa ngi fii et en ce moment nii ñu ngi war a nekk ci ay 33 ans de hip hop au Sénégal donc 26 ans loolu gaay na mais est-ce que Kijib tegagum na album ou voilà quoi qu'est-ce que Kijib a déjà fait pour le hip hop voilà c'est que ku ci nekk da nga am destin quoi xam nga tey nit bi nga gis mu am alal fekk sax du am kër nga gis koo xam ne si kolo la dëkk am kër noonu la album xaw a mel ñun am na benn groupe bokk fi tudd bët set man Soldia Pisco ak Papa maa ngi leen di big up ak Fodé sama waa ji teg nañ album pourtant ñu xëcc tiroir yi dugal ko foofu mu ngi foofu album bu conscient lépp bind la album boobu tey ñun wax nañ ba waxoon tey ay virus bii di ñëw nii ba waxoon ko ba am di viser loin xam nga wax si faramason yi yooyu yëpp ñu teg ci album bu conscient vraiment ay constance ci sa conscience yooyu parce que ay mag ñoo ko seet yoo xam ne ñëpp am nañ talent ñu ne kaa ñu teg album teg nañ ko mais après fa am nga ko gunge ba sama groupe yi ma bokk Dakar ñun waroon nañ teg album bu yàgg ndax suñu génération am nañu teg album ñu war ñu waa Tuukaraw ñu ne dañuy mandi boo caay waaw ñoo bokk benn génération waaw Dakar laa jógee démb sax kenn ki néegam laa fanaan moo ma hébergé parce que Dakar man damaa gàddaay néeg sax ma duma ko Dakar donc moo ma hébergé ba xam naa peut-être dina seetaan affaire maa ngi koy big up donc sama wér na ko la ñoom koo ji gars yi moom rabandoo xam nga nice quoi mais aw ma album mais di nga ñàkk am album mais am naa capacité teg album xam nga waroon nañ teg album Dakar man sama gars yi waroon naa teg album man kese lu ñu bind la ba mu bàyyi xam nga war a génn studio Soldia laay fréquenté teg nañ album teg ak waa Petit Set mais malheureusement génnul li ma Maxi Crézé waxoon benn jour te loolu c'était en 2003 ñuy waxtaan nii ma koy tegal samay rhymes mu ne ma yow da ngay bindee maarifa daal di tarbiyewu ma mu ne
da ngay bindee maarifa te xamoo ko bind yu xóot ngay bind sa waay affaire yooyu quoi di may expliqué man si président dafa fonk bind vraiment mu wax ci waaw voilà mu wax ci man lu rek te temps yi dama doon dem seen secteur ngay gis son affaire bi natt sama doole ndax jàmm gën ma dem ba doyatuma ñëpp nangul ma ci côté lyrics ma ne xaar muy génn temps di fréquenté yenn gars yi pour natt sama bopp mais bañ kiiwee mu wax ma loolu ba pare jox ma benn exemple am solo ne ma xam nga nan la mel yow tey ki am doom ak ki ñu ëmb doomam ñoom ñaar ñëpp am nañ doom soo xoolee kee dañu ëmb doomam rek sañul parce que gisagul doom bi mais am na doom kee nag doomam mu ngi dox mu ngi koy gis mu ne noonu la mel parce que li nga may tegal fi album la léegi man nag loolu dama ko yàgg a doxee man album mu ngi sama yaram mu ngi sama maay mais génnul nag sincèrement xanaa bu bëgg seen affaire yooyu moom génn na kon du album moo ñu jaar mais après album nag dafa am lu koy gunge parce que dañu toll si jamono ji nga xamante ne waaye dara yombul concert son et lumière la war a doon bu fekkee tey da nga nar a génne yenn affaire yoo xamante ni après da nga nar a def affaire bu xam ne day booyee day kii c'est pas la peine quoi mieux vaut nga bàyyi sincèrement man du ma fen quoi man lépp laay def ba mu des fen man maa taxaw album bi pare ma ne du pare na ñu ne ma waaw sonn nañ ci torño ma ne vraiment man bàyyi naa rap quoi mais non tout affaire yi ma wax leen raak ne leen vraiment album daa quoi mais non tout affaire yi ma wax leen raak ne leen vraiment album daa lu koy gunge li koy gunge loolee nag mooy koppar gi mais suñu naree nekk ay mag ñëpp di ñu xaar ñu war ko kolo après du dem quoi jël bu gàtt moo gën bu gudd quoi vraiment man du ma dem ba ci saako yi ma fay daan quoi mais est-ce que yaakaaroo woon ne peut-être comme li nga wax ci album bi album bu conscient la am lyrics tu vois donc est-ce que yaakaaroo woon ne ko aussi boo ko génnee woon ben kolo bi après dina ko jar parce que dina am revenu album bi parce que bu amee vraiment bu nekkee album bu taay sénégalais dañ koy consommer. waaw xam nga affaire bi mooy sant li wax moom waxul dëgg sama gars yi bi ay ndaana ñoom Soulja affaire yooyu vraiment ñoom Soulja su woyee rek nga nangu. donc Pisco am na jàpp bi nga xamante ni vraiment gisuma ko fii xam nga Opok tamit voice bi rek flow bu mu yor rek moom sama mbokku taalibe bàyyi la ba pare aussi yàlla da ko may plume te am na flow magee nañu suñu taxee rek ñun suñuy jëmm rek taxaw rap rek nga xam ne nii nii ay magum la ñu quoi parce que loolu tamit day joué ci affaire mais comme affaire yi waxul dëgg ñun dañu xam ne ñun tey lii ñu génnee ak dimension bu mu kii gars yi vraiment duñ ko mën a consommer quoi loolu yëpp toog na xalaat ko quoi album bi fekkoon ay jamono lyrics jamono yi la génnoon non suñu ñëwee force dañuy bokk force amul sax demal ma ñëw quoi mais jamono ji foog ma dute ndax dañoo public boo xamante ni aussi public bu doy waar lañu ba suñu public ba ci yeneen ak lu gën a yomb lu gën a con lu gën a soof la ñuy gën a bëgg loolu yàlla da leen ko nattoo laay wax quoi tey kuy wax ay ñamax ñooñu la ñuy gën a topp ak benn tey Souleymane Faye boo xam da lay tegal ay ruyel ay raay yoo xam ne dëgg affaire yi nag comme dafa juutu liste bi dafa juutu ah léegi nag yow nga téye sa bopp rek te xam ne liste bi juutu na moom mooy ku dem hôpital rek te amul lu mu fay ñeneen ja dagg ticket soo moytu yow la ñuy mujjee woo parce que amoo loo dagg bu dee dañ lay may yow la ñuy mujjee woo loolu mooy liste yu juutu yi nag yow man waaw yàlla mooy yow man Brakza yéen a ngi ci seen émission Cafka Mbedd yow man Ngat Comme Roof dara du sedd présenté par votre cher ami frère Copper Bro every week ma leen di xoj ay RF yu Ngat Comme Roof yaa man ma amoon fi tey benn grand old school ñu yaatal you know freestyle bi nag mu ngi ñëw quoi you know mais il fallait que ñu yaatal toj lu bëri teg ay bagages yaa ma gën a nëw yow man mais grand Kidjib hip hop Mbour lu ko téye quoi qu'est-ce qu'il y a pourquoi dematul hip hop Mbour doon nañ gis ay 72 heures doon nañ fi gis ay concert yu mag mais yooyu yëpp gisatuñu ko qu'est-ce qui se passe. hip hop Mbour moom benn phénomène la boo xamante ni dafa li ñu naan règle boobu si am na exception. waaye li ma leen di tooñee rek yenn saa yi man nag bu dee gars yi ñu seetaan buñ ma meree buñ ma kii ndax man naa ne Mbour laa bokk léegi. am naa fi 10 ans foo am 10 ans. mun naa ni fa nga bokk Dakar laa jóge ñëw fii mais je te le jure Dakar man sax sentiruma ko léegi ndax dafa xat ci man fii laa am sama lépp maa ngi lay tooñ léegi sax naan la bës moom hébergé ndax man amatuma sax néeg sama gàlle kon sama lépp fii la quoi mais il faut Mbour exception la ci règle bi moom lay tooñee rafet ngem bu ñaaw bëri waaw mooy rafet ngem bu ñaaw bëri ndax dañoo am ay talent te affaire bi mënul dem te feebar boo xamante ne laa leen ni comme ni gars yi di wëree coronavirus bi
feebar bi pour man noonu la mel quoi. mbaa du moo gën a garaaw. soo xoolee sax moo gën a garaaw ndax gars yi ba léegi xamuñu sax lan mooy problème koo ci wéetal tey nga ne ko lan mooy problème soo xoolee sax du la wax lu leer parce que ñoom sax xamuñu sax nu mu demee. mais yaa Akhlou Brick am na Akhlou Brick tey bu ñu nee hip hop mu cite Akhlou Brick. est-ce que ñoom ñu ngi def par exemple ay affaires yu nice ay jéego pour suqali hip hop Mbour. c'est que Akhlou Brick ñoom am nañu seen i jabu bopp ñoom bokk nañ ci tournure bi dem di teg ay événementiel par année affaire yooyu xam nga am nañ seen benn public boo xam ne gëm nañ leen quoi xam nga tu vois léegi maa ngi jox exemple sànq di nga am say doom xam nga koo xam ne après yéen seen jikko du la ne mais nag si la ñuy bokk njaboot gi. d'accord mais selon toi selon yow ci sa gis-gis. ci sa gis-gis ci hip hop Mbour ak pionnier bi nga ci doon. ak ñoom fi ñu toll ci hip hop aujourd'hui quoi. donc est-ce que ñu ngi vraiment ñu ngi def quelque chose quoi pour avancement hip hop Mbour. c'est hip hop xam nga Akhlou Brick am na ñu leen fi jiitu. waaw ay jëf ji ay Licen bis ay NG. xam nga ñun bëri nañ ñoo xam ne ñun ñoo leen fi jiitu. waay mais tey soo xoolee kenn tegu ci structure tey sa grand frère su ñëwee tegul structure soo xoolee yow soo ñëwee soo tegul structure sax pour ñu mere la dina jafe. waaye man de bu ma soñoon tey man bu doon tey man maa nekkoon seen place dinaa jéem a teg fi benn affaire xam nga woo booy comme tey ni ko ñoom Ngaaka di defee ak ñoom Dip teg ay reptile affaire yooyu ñoom Ngaaka ay baari kàlla xam nga ñu def benn affaire boo xamee coalition lay doon ñu teg peut-être am na ñoo xam ne dinañ siisu nag mais ñëpp mënoo plaire ñëpp loolu day da ciy joué quoi xam nga mais am na ñoo xamante ne da ala kulli xaal yi ñoo jubóog ñoom nga teg benn affaire boo xamante ni tey loolu ëllëg dinañ xam ne li yow yaa ko sax peut-être nag ñu ngi xalaat loolu seen fin carrière peut-être ñu def ko ku nekk ak sa stratégie mais pour l'instant moom defaguñu ko quoi événementiel daal laa gis ñuy def chaque année ñu teg woo gars yi xam nga ñu xamanteel wala ñuy sentir ñu ñëw jouer si affaire bi yem foofu quoi am na yeneen réel ni nga tam yu fi nekk yoo xamante ni def am nañ ci ñoom yaakaar mais comme ñàkk wax dëgg bi mooy waral ne ñoom it du ñu mën a feeñ parce que dina am talent te du am moyen te affaire bi tey nag jamono ji soo amul moyen rek day metti quoi loolu waa loolu gars yi gënuma ko xam kenn quoi day metti ci lépp nag parce que hip hop bi tey laaj na solo vidéo yi cher na son yi yokk nañ ko dafa cher xam nga mooy loolu xam nga man d'accord naa nga viré nga am xaalis tey soo viré nga am xaalis sax man mun naa la d'accord ndax yow yaay ndax yow jar nga liñ naan sooy sàcc da nga sàcc ay milliards mais dem di sàcc ginaar rek ay gaz ñu téye la dóor la ba ngay bëgg a dee te sa peine mooy gën a metti sooy xool mais man ku ma d'accordul xam nga mooy tax mooy kuy viré ba pare te amu ci dara te loolu moo fi bari. non mais soo viré aussi tamit même bu dee da nga ci am dara donc wàcc nga sa concept. waaw ñu bëri xam dañoo wàcc dañuy. voilà te hip hop concept la quoi. bu ñu lay waxee hip hop. donc boo demee ba wàcc sa concept pour xaalis. donc est-ce que yow réel négoce bi nga doon woote est-ce que mu ngi ci yow est-ce que nit ñi dinañ la gëm aussi ba léegi. mënatoo nekk réel négoce moom. soo xasee ba viré mënatoo nekk moo tax ma ne mën naa la d'accord sax nga viré nga am sa xaalis vraiment nga lekk xamante ni yow lii di taxoon nga viré ceeb xam nga sàcc baaxul mais soo décidé sàccal ay milliards. après léegi bu ko defee milliards yooyu dina la jariñ sax mais lu bon mooy nga sàcc néew loo xamante ni ay gaz comme ni ma ko waxee léegi ba pare ñu dóor la ci ba pare tëjaat la ay fen yu si yàgg léegi sooy viré na ko jar mooy que ni li ma mun comprendre gis nga virage yi gars yi bëri dañuy yaakaar ni fee la gën a yombee mais soo xoolee virage yooyu fu ñuy tourné noonu moo gën a metti fi ma ko teg mooy fan tey toujours dafa seer li ngay sol soo ñu viré ñi seetlu li may wax ñoom ñooy gën a bëgg solo te chaque fois loo sol tey wala semaine bi doo ko solaat ndax toujours da ngay bëgg yow toujours di clean di nekk vidéo yi ngeen baal ma tey la gën a cher te chaque fois da ngay gis ñuy def ay vidéo yi def vidéo son yi tamit da ngay gis dañuy génnee di te loolu yëpp may ñu leen ko seen xaalis la jëm ñu ci bëri seen kii xaalis yu ñuy fayee école la ñuy këccat xam nga kolo fee dem di ko def ay son bëri nañ fi loolu yëpp coono la mais soo nekkee réel booy xoolal xëccal sa tubéy sol xëccal benn kii xoolal ñëw përlu garaaw dem sa yoon conscientiser sensibiliser éduquer éveiller ba pare dénoncer pour muy clair jox gars yi ba pare dem sa yoon te xoolal jàmm rek ngay am ba pare nga koy defee aisément nga firi ci li nga doon mais nag lu ci bari demeewul noonu sax dañuy viré ba pare mu ëpp coono ba pare mooy dañuy li ma doon a sànq da ngay dàqe loo xam ne doo ko mos a jàpp
da ngay dem ba xoox rek nga ne non xoox moom àdduna yam rek da nga koy tëbali rek muy doo ko mos a jàpp ba dee après génération ñëwaat loolu la rek moo tax nit fexeel nga am woy bu rafet woy day rafet quoi ëllëg suñu waxee kopparo ñu ne respect na la ndax kooku moom mooy la bay na waara moom rafet quoi loolu ko solo ñun ñëpp dañuy màgget yi bàyyi rab ala kulli xaal mu neex ñu mu naqari dañ koy bàyyi di mais loo ci mënti am tamit na nga ko amee dignement rek quoi parce que rap si boppam moo bokk ak yeneen musique yi te gars yi ngay gis fii ñuy def rap yu nooy yi ko gars yi waxee ñëpp bu dëgër bi lañ doon def coolee fi nekk rek mais seen génération bu dëgër la ñu fekkee parce que yu nooy ay 2012 2013 la commencé trap yi ngay gis nii yàggul quoi xam nga am nañ ci nag seen cofit weccit nii rek mais soo xoolee sax doyul ndax vraiment seen fere day gën a yokk waaw man moo tax man mënu ma cee ñee kenn quoi suñu amoon ak kii sax du ma ñee nit sax mais bu kenn ñee kenn ndax gisal gars yi nii rek mais sac rek la ñuy demee coolee fi nekk rek sac rek la ñuy demee quoi yow man you know xajul ci cin bi dañ koy kët ba second time ñu ñëwaat you know parce que xam nga temps bi mu ngi ñuy xoj yéen a ma gën a nëw ñu amoon fi grand Kijib Kajab yeemaan mais grand yaa ngi ci woon cafka mbedd nëw nga lit bi donc yaa foog nga may ñu sa cafka yee foog nga won ñu sa cafka wan ñu xam nga waaw affaire yi fu mu toll wala nu mu demee noonu quoi waaw waaw cafka mbedd moom waaw li wax léegi rek mooy que nit si diggante bi moom damaa bàyyi off rap bi mais dem comme si deret bi la nekk tamit dañ ñaa ko benn 16 mesures bu gars mais nii du ñàkk quoi mais aussi parce que cafka mbedd dem jar na ko ndax émission la boo xam ne vraiment émission hip hop la quoi te hip hop bi saf na hip hop underground na xam nga gars yi tam ñu ngi ciy gis seen bopp internautes yi aussi tamit ñu ngi koy suivre bu baax sincèrement te nañu gën a tamit xam nga connecté si émission bi ndax émission la boo xamante ni vraiment ku bëgg hip hop te yàlla rek tax soo koy suivre rek non dina la faj dina la jox sa dose quoi parce que cafka mbedd moom saf na lu mu doon sincèrement yeah man for real Braqueur noonu lay demee kon grand Kijib you know ngay am live and direct ci cafka mbedd hey yop ndéep what's up ma nekk yeah man Aprox what up killa what's up yow tif the fucking malus kebe woo waa rabbi siw mi yeah man Braqueur Sen Info bi TV yeah man ñu ngi kebe everybody Kijib Kajab cafka mbedd Marvel music cafka mbedd Marvel music yeah what up yeah dama off hip hop bi sax dama off rap bi kay plutôt mais foog ñu am lu ñu safal may bëggee mag wel nag bi taxaw sama kanam nag di bëggee Omar Sango depuis Daara Jolof foofu moom fa dalal nag what up yow représente na ñeel la ñii de liñ bëgg ba niitu ñooy dëgg ñooy yeey de buñ ne xob ma jiitu job rek Kijib firi mokkal tari xaay nga teg njëkki teg dëkk sa fari mokkal sari fari teg waril yow lu war lii war a ñëw ci góor lii war a yow ci waar wi war a ba ku nekk sawar si job rek gëb nii xam-xam gànnaay la bu bañ ba muuf te neewuñu gaañ bi yow ku aay la maa ngi nii de gàdd microphone bi te xarañ ràññee koo ci bii jëm óolu ji aay ci toj faram fàcce gàddu lëj óolu ji laaj lij bët dugg ci biir lambaatu naa ba daj yow ukk ci vache graba laaj luggukat ne dangaro ump rast kàddu nopp dégg xel de nangu téere la du dañ ko sañ te bañ te nangu li may teg ban Mr Old diskat ba jafe angu du xewal sama aar te nga jàpp su bëgg a mos maa bañ duge ci muus fokk nga jore maay bu sain pa booy bu bëpp sain di nga su am qualité très yow mi décidé laa jax so sa ay idée degré augmenté booy yow de saa su ne cey wante qualité lañ ma yow de classé ci les number one ci laa dem man bay one yow one by one booy yow ñu tëlee mën feeñu tële daw lakkatu yow maa ngi nii de man maay Mr Odu ji de Kijib Kajab yee cafka mbedd bégee sama guys maa ngi leen di siyaar forever for life man cafka mbedd Marvel music cafka mbedd Marvel music cafka mbedd Marvel music cafka mbedd Marvel music cafka mbedd Marvel music